dalee nag jàmm ci xibaar yi lu ci gën a fës bokk na ci lu am te ci mbas mi téeméer ak juróom benn doomi aadama ñoo dolleeku ci lim gu ko fi jot a am téeméer faj nañ leen tey ba ñu wër am na ñett yu si ñàkk seen bakkan. ñaareelu vague lii di Covid 19 bi jaaxal na askanu Sénégal xalifa général des mourides di Serigne Mountakha Bassirou Mbacké am na digle yamu ca joxe ngir rek muslu ci mbas mi waaye it jëlee ko fi ak tamit ngir rek am jàmm ci at mu bees mi la di atub 2021 bi danañu wax ci rivalité ci diggante ñaari village yu nga xamante ni daal dinay jur meurtre gannaaw ba ñu fa reyee ab ndaw bu ñuy wax Sonar Sène lépp na mu demee dinañ leen ko gën a xamal. Mohamed Sall Sawo bu coalition assemblée bi ñu bëgg daal dinay génn àdduna ajjuma bi ñu génn moom nag ca këram la ñàkkee bakkanam nga xamante ne moom képp moo fa dëkk gendarmerie ubbi na ci enquête ngir am ci lu gën a leer grand entretien bu mu doon def ak ay taskatu xabaar 31 décembre njiitu réew mi Macky Sall daal dinay dikkaat ci non-lieu bu juge d'instruction bi conclure ci affaire lii di Petro-Tim kaddu ya ca Macky Sall xamle yépp dinañ leen ko jottali parti Ousmane Sonko bi di Pastef daal dinay entamé samedi benn opération internationale de levée de fonds nga xamante ne lu ko tax a jóg mooy am koppar gu bëri gu ñuy dajale ngir rek li nga xamante ne ni moom la ñuy jëfandikoo ngir rencontrer Sénégal yi ci noonu ci samedi boobu ñu dajale ca ay millions yu takk lool danañ leen xamal lim bi ministre de l'intérieur nag di si dànkaafu Ousmane Sonko ak ñam mu àndal ne rek dina fi jëlee seen parti bile di Pastef. couple yu bëri feete nañu fin d'année bi keroog 31 décembre Sanekh ak Awom desuñ si gannaaw benn yoon ana ñoom naka la ñu defee ba sub 31 décembre bi danañu leen ko xamal kii di Wally Ballago Seck daal di nay rek sottal mbëbëtub ab pa ba nga xamante ni da ko bëggoon a gis depuis ay at ba doon def vidéo di si jooy sax ñëpp teg si seen gët seen gise googee lan la sa pa ba xamal Wally Ballago Seck ak naka la ko Wally teralee lépp rek danañ leen ko xamal. danañu wax ci mbirum waajur bu jigéenu dem si yàlla Ablaye Mbaye mi nga xamante ne ni terrain ba ko Ablaye Mbaye bàyyi loon ñu dajale ñoom ña bokk daal di koy tabax des ko so toj ko ba taxoon ñu nekk si njàkkare ana fan la ñu mujjee ñoom ñoo ñi ak la leen Iran Ndaw diggoon ci kàddu yamu yëkkati woon loolu yëpp danañ leen ko gën a leeralal bu yombee ñu toftal si tàggat yaram li moo ci gën a fës bu ngeen taxirloo gannaaw bàkk bi ñu yaatal. ana ñu bëgg voiture maanaam oto yaakaar naa kenn bañu ko ak Amadou Camara ca Canada oto wala marque oto bi ma bëgg gisuma ko daal dina fiy jeex marque bu dul marque jinne boo demee fekk ko fa moo xam nga bëgg Ford Range Rover Toyota RAV4 Chevrolet ak yeneen oto yu taaru lool te mucc ayib rax si dolli nag si njëg bu xéewalee ba jaaxal ma waaw yow mi ci bëgg da ngay woo Amadou Camara si numéro boobu ngay gis ci bar bi di +1 514 464 525 3 bu la neexee sax woo ko ci WhatsApp commandé oto boo mënti bëgg si njëg bu xéewalee loola Amadou Camara am na ndawam fii si Sénégal yow daal woo ko rek wax ko oto ba nga bëgg lépp lu siy leeral dina la ko si wax yii njëg daal ma gis ci Amadou Camara ca Canada ku amul oto bu taaru lool yow la neex te nag foo gaare ñu xoolaat sa oto daal di lay naw yile oto yu taaru daal fii rek nga ko mën a amee du feneen kon dawal woote ci numéro bi ma la jox def sa commande wala sax bu la neexee nga commandé sa soxna. nuyu nañ leen di leen jox seen wàccuwaay yéen ñuy teewlu ci Dakar Buzz mbas mi la ñu koy dooree ci suñu réew mi di Sénégal tey junne ak ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñetti doomi aadama la ñu testé téeméer ak juróom-benn ya ñoo ca positif fanweer ak juróom-ñaar yi dañu leen wàll juróom-benn fukk ak juróom-ñeent yi di ay cas communautaire téeméer faj nañ leen tey ba ñu wër juróom fukk ak ñeent ñoom sonn nañu ba ñu nga sauvetage am na ñett ñu ñàkk seen bakkan ci mbas mi nga xam ne ba mu ñu ganisee ba jamono ji may wax ak yéen fukki junne ak juróom-ñeent ak juróom-ñetti téeméer ak ñetti doomi aadama ñoo ko fii jot a am si ñoom ñooñee fukki junne ak juróom-ñaar ak juróom-benn téeméer ak fukk ak juróom wër nañ si ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ñàkk nañ si seen bakkan junney doomi aadama ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak ñett ñoo tëdd ci bërëbu fajukaay yi yore coronavirus bi fii si Sénégal ñu leen si traité.
ni ma leen ko diggee rek laa koy defee ba tey ci mbas mi ak ñaareelu vague bi ak lu si xalifa général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké digle moom nag xalif bi nee na dañoo toll si jamonoy mbas si noonu mu ne li nga xamante ne ni balaa la bu suñu borom wàccee si kaw suuf yàlla nee na lu ñu siy war mooy ñun ñëpp ñu delluwaat ci moom te jéggalu ko ba loolu weesoo la Serigne bi ne képp ka nga xamante ne ni mën na ko na wàccee kaamil jéggalu tuuba ñëpp dellu si suñu borom jàng tamit ay xasaay du Serigne Touba ngir jàmm mën a wàcc ci réew mi ak ci àdduna bi ndax ñëpp xam nañu ne xasaayu du Serigne Touba yi xëjul ci dara. ma wax si nag la rivalité si diggante ñaari village juree meurtre gannaaw ba si Sonar Sène ñàkkee bakkanam moom nag Sonar Sène ay atom toll si ñaar fukk ak ñaar nee nañu nit ku ñàkk problème la ajjuma si ngoon la dem village bu ñuy wax Ngolaar nekk ci 12 kilomètres Thiès ngir teewee ab mbapat bu fa am waaye xamul woon nag ne moom moomee bu demee du ñibbiwaat mbapat boobee sax dañu ko fay amal at mu yàlla sàkk waaye rivalité maanaam ku jéegu am si diggante ñaari village yooyee di Pout Diack di fu Sonar Sène dëkk ak Ngolaar séeréer duré na ay at yu bari lool ba mbapat ba jeexee nag la xeex wa tàmbale si diggante ñu dëkkee si ñaari village yooyee si noonu la ñu si gaañee benn ndaw ba village bu Ngolaar séeréer ba mu ngi dans le coma ca hôpital régional bu Thiès li ni mel nag moo merloon ña dëkk ca Ngolaar tax ñu dàkke waa Pout Diack Sonar nag moom daa bañoon a daw gannaaw ba mu jàppee ni deful dara si noonu la ko ay ndaw Ngolaar jàppee di ko métital ak seen jaasiya daal di dagg ñaari loxoom yi ba noppi faat ko ba ñu defee seen jëf ju ñaaw joojee ba noppi nag dañu ko jël def ko ci benn paax bu nekk ci carrière yu chinois yi gasoon ngir construire autoroute Ila Touba bi ay ndaw Pout ñoom it dañoo bëgg riposter waaye gendarmerie wu commune bu Noto daal dinay def ñetti auto samedi ca Ngolaar ngir amal ab enquête waaye itam ngir beneen musiba bañ fa amaat. gannaaw lieutenant bu violé benn xale bu góor bu ay atam toll si fukk ak juróom benn ca Pikine Rue 10 bés yi beneen viol daal dinay amaat bi la yoon benn paawu menuisier bu ay atam toll si juróom benn fukk moo violé benn xale bu jigéen ba nga xamante ne ni fukki at ak juróom benn képp la am moom it rax si doole xelam neexu la ba loolu weesu menuisier boobee dal di proposé famille yu xale bu jigéen bi ne leen mu jël soxna seen doom joojee mu violé lépp nag da koo def ngir daw ñu topp ko ci yoon maanaam fu mbax ne doone benn di mbir mu doy waral accident bu métti moo am démb ci dibeer bi ci ay booru 11h ca quartier ñetti mbaar ci wetu mairie ji da Caaroy Kaw foofee nag benn auto 4x4 moo fëttal ñetti xale kenn ki ñàkk bakkanam si saa si yeneen ñaar yi mucc si waaye am na ku si am ay gaañu bu ñu sukkandikoo si ña ko fekkee dawalkat bi da doon daw xël jógee ko woon Pikine Texaco doon dem ca Géejawaay bu ñu sukkandikoo ba tey ci xibaar yi police daal dinay teg loxo kookee doon dawal boobule 4x4 ba tey ngeen di taataan xibaar yi ci Dakar Buzz. Mohamed Sall Sao bu coalition assemblée bi ñu bëgg daal dinay génn àdduna ajjuma bi ñu génn ca këram moom nag cadre bu mag la woon ci administration publique sénégalaise laata muy mëne ab carrière internationale ba nu muy demee retraite lu ñu ko fekk nag mu ñàkk bakkanam moom képp ci këram ba mu dëkkoon tax na ba gendarmerie ubbi ci enquête ngir am lu leer ci anam bi nga xamante ne ni moom la génnee àdduna. Mohamed Sall Sao moo nekkoon tamit tête de liste coalition avenir Sénégal bi ñu bëgg. si grand entretien bu mu doon def ak ay taskatu xabaar 31 décembre njiitu réew mi Macky Sall daal dinay dikkaat si non-lieu bu juge d'instruction bi conclure si affaire Petro-Tim bu ñu sukkandikoo ci leaderu APR bi di Macky Sall guléet fii si Sénégal ñuy traduire ci kanamu yoon benn jégañaal président de la République di frèram ba muy wax si lu ñeel enquête bi Macky daal dinay xamle ni yoon daal dinay demander képp ko am ay firnde lu mauvaise gestion ñu def seeni déposition si noonu mu ne benn juge d'instruction moo teewlu accusateurs yi yëpp te bu gisul ay firnde lu ba acte de corruption kon mënula yóbbu kenn ci kaso gi. parti Ousmane Sonko bi di Pastef daal dinay entamé samedi benn opération internationale de levée de fonds objectifu patriote yi nag mooy récolter ba noppi mettre si disposition parti bi ak président wom ba Ousmane Sonko moyen yi muy demee rencontrer ñi di Sénégal
sénégalais yi ñu xamle ko. Bu ñu sukkandikoo ci responsable parti bi di PASTEF di Birame Souleye Diop, financement wu parti politique yi problème la ci réew mi te depuis atum 1998 El Hadji Mbodj bind na ci assise nationale itam traité nañu question bi ak tamit commission nationale de réforme des institutions. Ci noonu mu ne constitution bi sax day wax ci financement parti politique yi, waaye président bi jamono ji daa yaakaar ni ñu faree ci kujje gi ay noonam lañu tax mu koñe leen ba tax rek ki xamante ne ni amul sago ci xaalis dañuy dem rejoindre ko, waaye ñoom ñooñu dañoo décider nee na ñu tourner ci seen militants yi. Ci samedi boobee sax parti boobee di PASTEF dajale na 125 899 000 ci suñuy koppar. Ba tey rek ci opération internationale de levée de fonds boobee PASTEF entamé ni kiy samedi ci ab communiqué nag bu mu fësal ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome daal dina si xamle ni fësal nañu benn message audiovisuel ci réseaux sociaux yi di si xamle benn campagne de levée de fonds internationale ci parti politique bi di PASTEF ngir financer seeni ay activités. Ci noonu monsieur Diome di fàttali ne parti yi mënuñoo bénéficier woo beneen ressource bu jógee koowul ci cotisation yi, dons yi ak lekk seen yu jóge ko ci seen adhérents yeeg sympathisants nationaux yi ak seen bénéfice yu ñuy am ci manifestation yi. Gannaaw ba mu sukkandikoo moom ministre de l'intérieur ci article 3 de la loi numéro 91/17 bu juróom-benn fan ci weeru mai atum 1981 relative aux partis politiques, ñu modifié kook loi numéro 89/36 bu 12 octobre 1989. Ci noonu Antoine Félix Diome di tëkku ne dina fi jëlee parti Sonko boobee di PASTEF gannaaw ba moo xam leen ni Sonko ak ay ñoñam ak bépp parti politique buy def opération levée de fonds di jël ay xaalisu étranger wala étranger yu nekk Sénégal dinañu jeexal sa parti. Xibaar bu nakari daal dinay jib ca conseil constitutionnel gannaaw ba ñu ñàkkee kenn ci seen juróom-ñaari sage ya. Mame Bousso Diawo Fall di benn soxna képp bu nekk membre ci conseil constitutionnel bi daal dinay génn àdduna. Moom moomee prêté woon serment 29 juin 2017 ci kanamu yeneen juróom-benn sage yi gannaaw réforme constitutionnelle bu njiitu réew mi Macky Sall proposé ci faveur référendum 20 mars 2016 bi. Mame Bousso Diawo Fall moo nekk kon ñaareelu soxna bu nekk membre ca conseil constitutionnel gannaaw Mireille Ndiaye mu jotoon serment wam ci kii di maître Abdoulaye Wade ca atum 2002. ci noonu doonoon na tamit moom moomee di Mame Bousso Diawo Fall ancienne procureur tribunal bu Saint-Louis. Bu ñu sukkandikoo ci xibaar yu bàyyeekoo média levée du corps bi hôpital Fann la ñu ko amalee tey ci altine ji ba ñaari waxtu jotee ci bëccëg laata ñu koy denc ci armeeru musulman bu Yoff. yàlla na ko yàlla yërëm. Leneen couple yu bëri feete nañu fin d'année bi keroog 31 décembre. Sanekh ak aawam bii di Sayda naka desuñu ci gannaaw benn yoon. Ñoom ñaar daal dinañuy def seen sañse yu taaru dal di niroole comme nu ngeen leen di gisee noonu ñu nemmeeku mbëggeel ak complicité bu am seen diggante. Mbëggeel ak complicité bu jéggi dayoo mi ngi am ba tey ci diggante tamit Papa Thione ak Maman Diaga. li ni mel nag ñu ngi ko nemmeeku ci seen snap bu romantique bi nga xamante ne ni daal dinañu koy def ci fin d'année bi fësal ko ci lii di réseaux sociaux yi. su ma noppee ci Papa Thione ak Maman Diaga damay àddu jëmale ci seen doom ji di Wally Ballago Seck. moom nag Faramareen bi daal dinay sottal mbëbbetu ba pa bu ko bëggoon a gis depuis ay at. ci noonu pa bi kontaan dool ne moom moomee su deewee sax baax na ndax lii la doon xaar laata muy naan lu jot yomb ba loolu weesoo mu ne lu Wally di def ci lu baax dara ump ko ci, waaye Serigne Fallou daane kuy def lu baax jarul ñaanal. moom moomee mooy ñaanal boppam tey naan sax moom ca Touba la jógee. ci noonu Wally ne ko benn vidéo rek la gis daal di koy woolu ñu daal di waxtaan. pa bi daal di koy xamal ne mi ngi wax sénégalais yu doon gis jooyam yi ci vidéo yi yëpp ne jamono ji moom moom mi xelam sedd na te xelam it dal na te nee na jooyam yooyee daal dinay fer doon bànneex ndax gis na kii di Wally Ballago Seck mu daal di koy teral jox ko jesner ak xaalis bu takku loola.
waajur bu jigéenu ndem si yàlla Ablaye Mbaye daal dinay am kër gu bees gannaaw ba ñu jëlee terrain ba ko ndem si yàlla Ablaye Mbaye bàyyiloon ca Kër Massar ñu dal di taaba ak i ay frère ki sœur Ablaye Mbaye daal di koy tabax ba muy waaj a yemb Descos daal di koy toj këram gu bees bi nag moom ngeen di gis noonu ci écran bi ci noonu famille bi di sant yàlla bu baax rawatina waarekat bi di Iran Ndaw gannaaw ba mu si béyee waaram frère Ablaye Mbaye nee na sax Iran lu mu waxoon ne incha allah dina dugal yaayu Ablaye Mbaye ci kër daal dina koy def ndax yàlla def na dox na si wax na si ba yàlla sottal yëpp ñu jot ca kër ga ci noonu mu ne te loolu yëpp ba tey Iran tegu fa tànkam ndax day def te yàlla tax ba boo ko woowee sax di koy jaajëfal dalay naan jaru ko ca damay def rek te yàlla tax si noonu mu ne ba yëpp yembe ba tey Iran tegu fa tànkam da leen woo jox leen seeni caabi ak yi yëpp ndax bëggu faa sax teg tànkam muy niru ay mbiru mu wonewu mu xamle ko moom mi nga xamante ne ni moo di frère ndem si yàlla Ablaye Mbaye noonu lay xuusee ci tàggat yaram doore ko mbirum basketteuse bi di Astou Ndour xibaar bu neex lool moo tàbbi ci moom gannaaw ba mu dëggee alxayri mariage bi nag neexoon na lool ndax ñu bëri teewe woon nañu ko woykat bii di El Hadj Keita sax moom moo doon woy mariage am bi image yi bokk na si yooyu ngeen di gis ci écran bi ñu ngi koy souhaiter heureux ménage moom ak borom këram. mbirum Mady Touré président fondateur ak demi génération foot laa koy tëjee fi mu ne nii nag c'est officiel Mady Touré daal dinay présenter candidature am tey si altine ji ca présidence de la fédération sénégalaise de football li ni mel nag moom ci boppam moo ko biral ci ab communiqué bu muy xamle tamit ne mi ngi diggée ni dina gën a ñoŋal football sénégalais bi.